waaye balaa ñuy wax jiwu ñu wax nag li nga xam ne mooy campagne commerciale bii nga xam ne moom lañ génnee campagne commerciale bi ñu génnee dañ ci gis wax dëgg yàlla bi ñu paree suñu ministère beeg ba ci président de la république ki nga xam ne ñooy waa Sonacos ñoom ñiy bàkku ñëpp wax ne gis nañ ne ñoom am nañ ci satisfaction suñu moomeel ne ñoom wax dëgg yàlla gisuñu seen bopp ci bii campagne ñu weesu en tant que kuréel goo xam ne dafa yor ay sàmmkat ak i baykat li tax ñu wax loolu mooy en tant que baykat gis nañ ne ren prix wu gerte bi mënoon nañu jaay kilo gerte gën nga gàtt juróom-ñett fukki dërëm ñun commencé woon nañ ba waxtaan ci ba xam ne mën nañ ko jaayee waaye ci gàttal ko ci pexe yi nga xam ne moom la Sonacos def ministre bi wax ko Diagne Fada confirme ko ci ay écran ay télévision yu bari que ni ñoom ñoo def pexe ba nga xam ne fexe nañ ba prix gerte bi wàcc pour Sonacos mën a am jiw loolu la ñuy méttilu parce que téye nañ fi ay yoon suñuy camion xam nañ ko ñi nga xam ne ñooy exporté bundu xatal nañ leen fii ba ñu découragé moment boobule président génn defoon face ak journalistes yi 31 décembre bi daf ñu bàyyiwaat ak Diagne Fada tax muy wër fu nekk di wax naan day def promotion ak yu mel noonu donc loolu dañoo bolekoon baykat yi loolu taxoon tey Sonacos am lam amoon te gis naa ne bu ñu bàyyiwoon baykat te yërëm baykat bëgg baykat xam ne njëriñ mi mu ngi ci bay mi comme ni ñu koy woowee konoon baykat dina mën a jaay prix gerteem ren lu ëpp 400 francs te bu amoon ñëpp dinañ mën a sawar dem ci mbay mi te dama mënul d'accord ci campagne boo xam ne dañ ne jox nañ leen 60 milliards daan ñu jox 40 milliards ren ñu jox ñu 60 milliards 60 milliards yooyu su moom dafay dóor ci taabul bi na mu ngi laaj état Sénégal nañ ñu wax 60 milliards yi fu mu dugg bu fekkee ne matériel agricole lañ ko dowee engrais ak jiwu parce que suñ moomel gis na ne bi ñuy joxe maanaam 40 milliards yi moment bi ñu joxe 40 milliards moment boobu li baykat yi doon am ci jiwu doon ko am ci engrais doon ko am ci matériel agricole ak bon bi ñuy joxee 60 milliards yi amuñu ko te ñun ay preuve dox nañ wër nañ gis nañu suñuy ndaw suñuy nit ñoo ko wax te wan nañu leen ko bu fekkee ne loolu dafa am kon suñu moom dafa bëgg ñu saytul ñu 60 milliards yooyu la ñu jox ñu fan la dugg muy beneen bi mooy mënuñu ànd ci campagne boo xam ne wax nañu ne gerte li ñuy jox ci dafa li ñuy jox ci xayma dafa ëpp amul te wax nañu ko de mënoo def campagne nga ne baax na baykat gisul boppam ñii huiliers yii gisuñ seen bopp parce que déglu nañu tey waa Resiac nee nañu ñoom am nañu téeméer ak juróom fukk ak ñeent usines yu tëj ndax lan ñàkk produit yu mooy gerte kon gisuñ seen bopp beneen bi mooy mënuñu d'accord ne campagne dina jaar yoon ñii nga xam ne ñooy exporté toog ba téye ñu koñe leen mënutuñoo génne li ñu waroon joxe ba tax baykat bi loof ñu ne kon loolu baax na mënta nekk mënuñu d'accord ne campagne dina jaar yoon ñii nga xam ne ñooy liggéey ak ministre de l'agriculture nekkal leen ci gox-goxaat yi mooy DRDR ak SDDR yi ñoom ñëpp ñi ngi grève depuis février 2020 ba fii may wax ak yéen génnu ci techniciens yi ba léegi ñu ngi nii gisuñu seen bopp mënuñu d'accord ci Sonacos bi nga xam ne tey wax nañu ne moom moo fi nekk société nationale pour nga doon un patriote da ngay dem nga jaay Sonacos sa produit Sonacos boobule mu ngi dàq fii ñuy wax ak yéen lu ëpp 200 nit ci mim réew boobu campagne boobu année soo ko saytoo nga ne baax na ñun suñu moom da naan loolu amul loolu moo tax ñu ne bii campagne bu ci président gërëmee ministre bi mu ngi koy nax te ministre bi gis nañ ci moom mu joxe ay chiffres yoo xam ne baaxul tax xam nañu ne baaxul bi ci jiitu daf ne woon 1,8 tonnes la ñu am chiffre bi ñëwoon naa ci bañ koy joxe yàgg na mu ngi nekkoon depuis juin 2 juin lañ ko joxe woon 2020 boobu nawet bi commencé gul woon boobu ñoom joxe guñu woon jiwu kon chiffre boobu waxoon nañ ne walaa bulul waa lii weddi nag dëgg-dëgg chiffre bi mooy moom moo toog benn rajo à la place Sud FM ñi laaj ko la mu joxe ci ay xayma moom ministre bi mu ngi nii dafa joxe foofu ne ca boobu la temps ñii nga xam ne ñooy exporter ñi ngi am 400 000 tonnes ñii nga xam ne ñooy huiliers yi am nañ 95 000 tonnes ñoom ñii di Sonacos ñu ngi am 67 000 tonnes
boo ko boolantee daf lay jox 562 000 tonnes mu dese ci 1 million 800 yi mu waxoon lii nga xam ne mooy 1 million 288 000 tonnes bi ko journaliste bi laajee daf ne ko loolu mu ngi ci tige dege bi ak caaf bi ñun Sénégalais yi danañ dee kon ñun ndekete tige dege la ñuy dundee ak gerte caaf 1 million 288 000 tonnes ci xayma bi mu joxoon ñoom loolu yëpp nee na ci caaf la jëm ak tige dege est-ce que loolu yéen a maanaa ci xel waaye ma teg ci boobu de temps li desoon ak bii muy joxewaat résultat yi nga xam ne moom la tuddee définitif fukki fan ak juróom la toll joxewaat na yeneen chiffres yu wuute ak yooyu le ñuy wax te suñ loxo ci kaw chiffres yooyu mu joxe ay chiffres boppam la comme ni mu yàggee di mën a gaase di nax kii nga xam ne mooy président de la république ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm parce que nag amul benn ndaw boo xam ne mu ngi liggéey ci ministère bi ñoom techniciens yooyu la ñoo xam ne joxe nañu lii nga xam ne xayma nañ ko pour war koo jox mu war koo joxe dañoo mer téye lépp loo xam ne gëstu nañ ko xayma nañ ko kon li mu joxe ay chiffre boppam la yu mu mën a gaase kese amul c'est faux na président xam ne kii mu fii teg daf koy nax di rey di utiliser baykat yi te gis nañ ne ñenn ci nga xam ne ñooy ñiy joxe war a jiw ñi nga xam ne dañoo war a joxe jiw ñi leen di woowee au moins que opérateur de chômage ñiy défendre bilan bi ak chiffres yi nga xam ne joxe nañu ko ñiy wax ne ñooñu dañoo am intérêt ci lii nga xam ne mooy joxeem jiw wi ñu bëgg a protéger wan président ne ko am nañu jiw wu mat wu baax looloo tax ñiy wax loolu le te daaw defoon nañu ko gis nañu ni mu yëf yi demee woon kon ñooñu seen intérêt ak nax baykat yi la ñuy def ñun nag en tant que ak suñu moomel du ñu seetaan loolu jóg nañu taxaw nañu ci te ba fu mu yem neex bi ci des mooy dañu gis kii ministre bi mu toog encore une fois ci même rajo bi ma leen di wax mu ne ren ciment bi manqué Sénégal baykat yi ñoo gis seen bopp ba tax ciment jeex na tàkk parce que baykat yëpp a ngi tabax ma koy wax ne na retiré na weddi na génn ci baat yooyu mu wax directement sinon boobu ak suñu moomeel dina def plainte jëmale ko ci moom boobu la ministre di agriculture Moussa Baldé parce que nag ku la ñee du la yërëm te dafa mel ni ministre bi daf ñu ñee donc loolu lu ñu métti lu la bi ci des mooy boo demee ci lu mel ni Sonacos nga xam ne mooy suñu national lañ wax ñun waruñu jaay ñiy exporté ñoom lañ war a jaay nangu nañu ay sénégalais lañu d'accord nañu waaye yéen de laay jël en témoin tey est-ce que kenn ci yéen dina d'accord di jaay usine boo xam ne nee ne 2019 jàpp 2020 campagne boobule dafa amoon 28 000 tonnes munuñ ko nal ci société boo xam ne nal dawlin lañ koy dawee ak yeneen en tout cas def transformation pour dimbali ñu ndax suñu njaay mi gën a dem ñun li ñuy produire ba en tant que baykat mu gën a tas mu ne 28 000 tonnes yooyu le munu ci yëngal seen machines yi ba tax na këyit yi ma yor bu ngeen paree dinaa leen ko jox ku ko ci soxla mu bind lettre ministre bi Moussa Baldé ba mu nangul ko ne mën naa jaay maanaam ngeen jàpp ne tey Sonacos nekkatu fi pour benn usine boo xam ne daf ñuy jàppale en tant que baykat mais dafa nekk benn usine buñ déguisé comme benn exportateur c'est-à-dire comme benn nit boo xam ne dafay jël di jaay gerte waaw ndax ñun daf ñoo dàq loolu ndax ñun kooku danañ nangu te dégg nañ ko encore fi mu toog mu ne danañ def te nag ay waxam lu mu ne danañ def rek day am lam ñu waxoon ci campagne bi passé yëpp loolu lañ appliqué te waxaat na nee na dana fexe ba Sonacos képp ku fi ñëwati foo mën a jógee di ñëw pour nga am gerte ci mim réew ci Sonacos ngay jaare maanaam moo jaar diggante baykat yi ak ñi war a soxla suñu gerte jëm bitim réew loolu ñu ne bu naree am président na xam ne dina gis lu mos a gis ci monde rural bi te loolu ak suñu moomel moo ko wax te da koy assumer mënuñu d'accord benn entreprise nekk fii dàq lu ëpp 2 téeméeri ndaw mu ne woon 20 tonnes 28 000 tonnes yi mu amoon daaw munu ko nal mënta taal ay machine ren mu am 67 000 tonnes mu ne daf koy xaaj déglu leen bu baax li ma wax mu ne da koy xaaj ñetti yoon benn bi dañ koy denc pour jiwu bi ci des dañu koy jaay bi ci des ñi naan ko dëwlin waaye yéen nag 68 000 tonnes xaaj leen ko 3 fois lu muy joxe 23 virgule lay joxe waaw su fekkee 28 000 tonnes
mënuñu ko taal seen machines yi bu ñu amee 20 000 tonnes yi tey ñar ko taalee machines yi mais leen la ay kàcc la dañu ne fii di nax nit ñi di def leen neex pour seen bopp loolu dafa doy ça suffit pour le monde rural mënul continuer te day dakk donc loolu lañu gis ci li nga xam ne tey bokkoon na ci li ñu war a déclarer peut-être que bu fekkee am na ay réponses yu ñu mën a fàtte mais bokk na ci li Aar Sunu Moomeel bëggoon déclarer que ne d'accordul benn yoon ci campagne bi ni mu doxee parce que bu ñu bàyyoon ak liberté danañ jaay suñu prix gerte ci njëg bu ñu neex huiliers yi mën nañ ci gis seen bopp opérateur mën na gis seen bopp Sonacos mën na gis seen bopp waaye ni mu doxee neexul ñu te nag bëri na ay sos ay ndëgg sërëx yoo xam ne bëri na fi yoo xam ne suñu état Sénégal mu ngi koy seetaan commencé ci ministre bi moom moo koy influencé jël benn njiit teg ko fi Sonacos mu doon benn politicien muy politiser affaire di def lu ko neex donc loolu la Aar Sunu Moomeel bi nga xam ne amul benn intérêt pour politique saytu ko ñëw pour baaxee leen ko